ñoo ko bind tey jii nii un insulteur reçu par le président de la République à Paris à savoir Kaliphone et entre autres compagnie on dit ñoom ñooy démolir li nga xamante ni mooy belle image de bâtisseur de Macky Sall beneen question bu nga xamante ni tey Direct News tamit posé na ko mooy nan la Macky Sall def ba arrangé wu pour songu fait seul dans cette nouvelle déchéance on va dire médiatique tout simplement. Est-ce que moom moo fa dugal boppam d'abord je ne crois pas parce que xañ na ne pour mu jot ci waa ji dañ ko indil mais il faut dire que quand même la fa xew mooy def apologie de l'insulte amul leneen parce que quand même un président de la République ak lépp li ngay symboliser ak lépp li ngay représenter wax dëgg yàlla war nga jox image ak exemple quand même sa askan bi nga xam ne moom ngay jiite parce que benn juumte dal na la nga jël Jibril Ngom mi jël ay kayitu jàmbur daw ak moom nga ñëw jël ko ca palais ba ngeen nekk fa dalalaat ñeneen ñu ne déet na waaye koo xam ne suba ngoon guddeeg bëccëg dala doon topp di la saaga ak li nga xam te ne nii saaga tey jii nii ñun ñëpp ñu war ko mën a xeex en commençant par yow ci boppam ak nu mu mënti demee même buñ la fekkee ne dañ la teg pression boo xam te ne nii mu jëm ci ay saaga ñi ngi lay saaga ci internet beeg yooyu mais bu fekkee ne tey jii nii amoo hauteur ak grandeur mën a fàtte saaga yooyu ba na mën a bàyyi xel ci saaga yooyu te bañ a nangu ku la ko nettali te jublu ci liggéey li nga xam te ni moom mooy jafe-jafe sénégalais nga ne naa dem rencontrer ji kook mais il y a problème parce que président de la République quand même c'est une institution boo xam te ne nii dafa tegu ci kaw sax ñi nga xam te ne nii tey ay nitu diine ne parce que li muy symboliser moom moo ko waral mais bu demee ba tey jii nii loolu am na cela veut dire que c'est toute une république qui s'effondre. Mais kaawu insulteurs yi ak Abdou Bara Dolly Mbacké mi nekk mandataire actuellement bokkul c'est pas la même chose. Il a dit moins. Il a dit moins moom moo gën a xam nga sax xaw na voilé. mais kii nga xam ne day taxaw def live jël téléphone am 1 heure 2 heures de temps di la saaga suba ngoon guddeeg bëccëg nga jël nga ne wéy da ngay taxaw ak moom mais loolu kenn mënu ko nangu c'est inacceptable. loolu benn lecture beneen lecture bi mooy yëpp journalistes yi mënul weesu nga bàyyi fi journalistes yu sénégalais yi dem ba tugal ne da ngay dalal ab saagakat ne da ngay def ak moom interview live mais loolu mënul weesu lu dul yëpp journalistes yi sénégalais journalistes yi nag ñoom ñoo ko def chaque fois dama leen koy wax fii nii palais de la république ngay dem ñu woo la 9h xam nga ban heure la ñuy tàmbali li nga xam ne moom mooy am conférence de presse wala lenn 11h wala midi. journalistes yi dañuy ñëw toog da nga leen di yërëm dañuy tumranke parce que taxawaay bi nga xam ne war nañ leen ko wegee sax weguñu leen ko bu ñu paree bu fekkee am na cocktail dañuy génne journalistes yi ñu dem bu ñuy cocktail ñoom ñu cocktail mais loolu tamit nit yaa xayta mu laay gis nga am na yenn yoo xam te ne nii ñun ñi nit ñi ñoo ko war a jëlal seen bopp en charge am ci fulla am fayda bu ma ñëwee couverture 1 heure 2 heures de temps mënoo pare ma jël gàddu samay bagage dem sama yoon lu ma information soxal il faudrait que tamit respect bi nga xam ne war na ñu di ko jox journalistes yi mais tamit introspection war na journalistes yi ci kaw ñoom ñooy def promotion ñi nga xam ne ñoom ñooy saagakat yi parce que dañ leen di jël di leen teg di leen invité ci ay plateau di leen jël di leen mettre en kii nan la tuddee en exergue ci li nga xamante ne nii moom moo jëm surtout ci li nga xam ne ay xale nañ ñi leen di seetaan askanu lëmb di lay seetaan nga jël saa nga teg ko ci plateau télé donc il faudrait que lii mu nekk problème de société wàllum saaga Sénégal mënuñu ko nangu il faudrait que ñu xeex ko à tous les niveaux commençant que ci président de la République lu mu def li tegu ko fenn te du yoon. Très bien, merci beaucoup Hadj Mansour ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu. di la ziar di la dalal ci plateau bi foofu na ak ñi seetaan maam ñu ngi lay ziar. nga tombé très rapidement ci waxtaan bi nga sànni si ay kàddu te ci saagakat yi lañu dégg daal tey. ngeen di fàttali saagakat nekk na ministre dans le gouvernement nii. première li Macky Sall jëkkër bi mu faloo mooy jëli benn saagakat à l'étranger ñoo fal ko ministre dugal ko dans le gouvernement benn saagakat bu ko bàyyiwul Abdoulaye Wade bàyyiwul kenn ci Sénégal. muy kan. mais ñëpp a ko xam. mais booy. seen live yi ñuy def yëpp ci Souleymane Jules Diop lañ ko jàngee. ci la ñu jàngee live ci la ñu ko xamee non. mais dañu waxati dëgg dañu nekkul ci état boo xam dafay promouvoir ay valeurs beneen bi ci des mooy
comme ni ko Mamadou Fofana waxee xam nga sax nit mun na la sonal ci benn côté nga am faiblesse am ça arrive à tout le monde am kenn koo xam ne xëy na mu ngi ci côté am di la saaga xëy na façon ba muy saaga ak làmmañam xëy na di la jam ci xol doo ko yëg c'est-à-dire une institution bu toll ni présidence de la République war na sax mën a daje ak nit te kenn du ko yëg mais bu première dame toogee ak kenn mun naa ko am nañu ay 100 vies ak ay 1000 vies c'est-à-dire wane ni c'est-à-dire problème vie c'est-à-dire institution boo xam ne dafa toll ci tolluwaayu vie am nañu nangami vie ñu ngi ñuy gis quoi ñu ngi ñuy xool nangam doole ji la am waaye 1 million de vies day dara 1 million de vies ñett ñoo xam importance la ñuy vie non vie ñi ci am connexion sax da nga leen di et puis YouTube li mu lay comptabiliser ci ay vie clic la yow di nga seetaan saagakat bi waaye mi na seetaan saagakat 10 millions Sénégalais yi ñuy dégloo ko seetaan ñoom dinañu seetaan saagakat mais clic yi ñooy bëri mais loolu bokkul ak vie beneen bi ci des mooy dañuy doxal ci doxalinu secret bu fekkee am na ku leen sonal à côté dañuy def seen parce que état nag dafa bëri doole. mën na gis ak bàcc gis ak sàmba gis ak ki koy saaga fii gis ak ki koy fexeel fii mais ci ni état di doxee mais léegi mënuñu lu état lijjanti mu ni fang bi ñu dalalee jàngalekat yi Mermoz pour waxtaan pour grève bi jeex mu ni fang le lendemain bi ñu jàppee kenn mu sàcc 800 et quelques millions Farba Ngom mu ni dàng ci digg pénc mais dañ ko def waxtaanu nekk daal mais doxali mais opposant yàgg nañu koo jël te kenn du ko yëg comprendre nga yàlla yàgg nañu koo décroché te kenn du ko yëg mais léegi lépp ci mbedd lañ koy defee mais ab saagakat et puis saagakat yi dañu leen war a traquer partout comme ñu defoon Assane Diouf bi wax na ko sànq ab saagakat ñu naan ma militant APR la woon après mais est-ce que militant APR ay buur lañ bay dox di saagawaate bu ñu mécontent yo dañuy nekk di saagawaate ñu jël mooy li ma wax toujours nag ñun tam am nañ ci part de responsabilité parce que toujours dañuy jaawale ñun li ñu nekk ak ñële la ñu nekk moo tax toujours da ngeen dégg ma naan réseaux sociaux du média du ñu benn ñoom ñaar waaw réseaux sociaux du média merci beaucoup c'est bien de préciser moom foofu nag suba incha allah nga dellu si Campus France parce que c'est important waaw ab scandale la foofu ñoom it nañ si dellu si waat très bien ñooñu moom jàppal ni du Campus France rek jàppal ni du ñoom rek mais ba suba maa ngi koy defe naa loolu waxtaan général lay doon du sax seulement Campus France on va le dire je ne sais pas si aywa maam 7h51 boobu moom suba xam non nuyu nañu leen loolu dañ koy écho ba suba nuyu nañu leen jaajëfal leen waxtu yu jotee jox leen yéenekaay yi xëy fësal kon nag Yacine directement dañu koy door ak yéenekaay groupe des médias la tribune dafa ñëw ci président Macky Sall ma nga xam ne jamono ji nee nañu mu ngi dooleel saagakat yi lay dooleel ndax nag loolee gis nañu ko gannaaw ba mu dalalee benn saagakat nee nañu nag jamono ji façon insulteur si nga xam ne ñoo nekk ci net bi di ko lëmbe boo waxee leen arrangé ñu tàccu la boo waxul leen arrangé ñu saaga la yekk la lu mel ni xeme loolee nag mënees nañu wax ne kon loolee dafay firndee ne kon ak lajjite ci rupture ba nga xam ne président Macky Sall ba muy falu loolu la waxoon ne kon moom lay dëggal jëm ci gouvernance sobre et vertueuse nga xam ne fu mu nekk nag moo nekkoon bàkkam fu ñu ko dalalee rek ab ndaje moom kàddu ga mu njëkk a yëkkati moo di dooleel gouvernance sobre et vertueuse waaye nag loolu dafa mel ni jël na ko tekk de côté fu mu nekk nii kay lu muy dooleel mooy saagakat yi waxkatu ñaawteef yi ndax nag yéenekaay bi foofu la génne yéenekaay bi ñëw également ci tàggatoo gu mujj gi nga xam ne am na suñu digganteex soxna Daba Boy ajaratu Daba Boy nga xam ne yéenekaay bi ñëw na si denc nañu ko sa Touba handicap bi mu amoon nan la ko dundee ba ni mu dëddoo àdduna yéenekaay bi def na si gëstu bu yaatu yéenekaay bi ñëwaat na chambre criminelle bu Ziguinchor ak nag procès bu Boffa Bayotte dogal ba mu jënaaroot démb mu di verdict bi kii di René Capain Bassène Omar Ampoire waaye it César Atoute Badiate jàppale ne ko ñetti doomi pendenaar yi dañ leen tëj à vie kon nag mënees nañu wax ne coow li ñoom ñett lañu ko mujjee yen ña sa des ñu bàyyi leen noone jëm ci nag mbirum Mercy ak nag Assane Mbacké te ñu tegoon ko loxo jëm ci libération démb di kat na ci histoire bi ñëw na ci nan la doon sàkkoo xale yi ak nag histoire bi nu mu demee dëgg yéenekaay bi ñëw na si yéenekaay bi ñëw na également ci ki nga xam ne rek moo di waa Benno Bokk Yaakaar ak Aminata Touré gis ngeen ko fotaama ngi nii ñoom nag d'accord nañu kon seen rassemblement dañu koy annuler waaye nag nee nañu ay dil la ñuy teg rek ngir bañ waaye Yewwi amal seen activité le 17 juin
xar mu jar 500 millions tabaski la ñu dëgmal. 500 millions. nee nañ nag xar mi 500 millions lay jar mi ngi ca FIARA 2022 stade de Kër Serigne Touba stand bu Kër Serigne Touba xar mi 500 millions lay jar genn wàllu milliard. xar bi lan lay lekk. ah ñoom tàndarma hamburger tàndarma yooyu ndox eau minérale lay naan tamit eau minérale lay naan en tout cas xar mi 500 millions lay jar ku ko bëgg a gis ni Safi. xarum 500 millions boo ko tabax est-ce que di nga ko tabaskee. ab njëgu kër. waaw di nga jënd xaru 500 millions pay di ko rey. du pour tabaski. trésor la. non du pour tabaski. donc pour yar la maal la. ni ñu koy woowee c'est des. maal la mooy géniteur. % la ñuy doon. géniteur lañ koy % ni ngay amee fas buy jar 800 millions. noonu ngay amee xar buy jar 500 millions c'est des pur sang mais ay géniteurs la ñuy doon ñoo xam ne nag seen descendance rek déjà day cher. waaw géniteur parce que xarum 500 millions bu amee ay doom yi nga xam ne ni bu si nekk jar na 2 millions léegi 500 millions yi génn. ay bali bali. ay bali bali. xaru 500 millions laadum la. ay race lan. laadum la laadum. ay bali bali. non non laadum. waaw laadum léegi. dafa dem ci laadum. léegi de bali bali dafa dem laadum. waaw ok. ñett xam non non juróom xam ñu waaye ñett xam nañu am ñaar xam nañu. ay stylo dinañ la taalal lamp yi dinañ la taalal lamp. yaa ngi daal di bokk suuf bi nii. kon xaw ma ñuy yuuxu ci néeg. comprendre loolu kon Mansour bul comprendre. bokk suuf bi nii dafa ñëw ci prison à vie bu René Capin waaye it ki nga xam ne mooy emploi ak César. ñoom dañoo jàpp ne kon mbir yi wax fa dëgg ñetti doomi pend naar yi ñoom ñoo ko sooke faatu bakken gu sakkan gàmmoon foofee sa àllup ba fa bayot ñëw nañu également ci njiital bés du ñàkk Mansour Sy Djamil nee na wax fa dëgg neex yàlla nag yëmbal dafa mel ni gaañu bu ñu mënoon tànn dëgg nag wala tànneef gi dëgg ñu ngi ko waroon def ci Amadou Hott ndax nag maire carnet d'adresse la ñu wax te carnet d'adresse bu baax bi Amadou Hott moom moo ko yor loolee nag Mansour Sy Djamil moom moo ko xamle ci yéenekaay bi yéenekaay Le Vrai ñëw ci saagakat yi nga xam ne jamono ji dafa mel ni ñoo samp seen dënd fii ci réew mi boo saagawul doo bokk doo am buzz te yenn autorités yi duñ la xool te nag responsable politique yi seetlu nañu kon saagakat yi ñoo ëpp lu ñu am ay plateau ñu leen invité ci télé yi saagakat yi ñoom ñoo nekkee star yi donc nag influenceurs yi ñuy gis ñuy saaga bu mu leen bett ndax nag responsable politique yi ñoom ñoo jiite saaga yi donc insulteur public jamono ji les démons de la division ñoom ñoo mënees nañu wax ne ñoo samp seen dënd ci li nga xam ne moom mooy réew mi ak nag buzz bi ñoom ñoo ko gàddu Barthélémy Dias ci Le Vrai Journal nee na seen rassemblement bi vendredi xel xalaatul ñu koy annuler wala ñu koy bañ a amal dañu koy amal by force donc dañu koy amal par force tuerie boo fa bàyyi Capin Bassène Atoute Badiate dafa mel ni kon faatu bakken googee de seen loxo taxana si deret lool ba sabab nag ñoom ci boppam la ñu ëpp kon nag daanoo si seen kaw la tegul verdict baa ngoog verdict bi wadd na procès bu tuerie bu Boffa Bayotte Sud Quotidien ñëw na ci René Capin Bassène Omar Ampouat Bodian ak César Atoute Badiate kon nag atu à vie lañ leen tëj condamnation 6 mois avec sursis ñaar lañ ci am 11 yi nga xam ne dañ leen bàyyi acquittement gannaaw ñeenti at yu nga xam ne ni tëdd nañu ko ak nag ay weer maître Ciré Clédor nga xam ne moo nekkoon seen avocat nee nañu nag juge yi àttekat yi déglu nañu waaye ndekete dégguñu li nga xam ne moom la ñi doon wax voilà ñu jàll ci li nga xam ne rek moo di wàllum kaaraange gi jàppale na ko Sénégal jot naa inauguré ab école bu nga xam ne ni wàllum marine la ñu ko def kon nag Sénégal dafay moom boppam ay marine française yooyu ñu doon tudd yooyu yëpp Sénégal mi ngi dooleel boppam ci wàllum kaaraange gi rawatina ci géej gi te loolee nag lu am solo la yéenekaay bi sax Le Quotidien si la ñëw le Sénégal prend son indépendance kon nag inauguration école de la marine bi loolee dafay firndee ne kon Sénégal mi ngi gën di moom boppam ci wàllum kaaraange gis nañ président Macky Sall ak la duguti gi le ministre Sidiki Kaba nga xam ne nag nee nañu fi ñu toll nii renforcer marine bi loolee nag dañu si teg seen tànk te dinañ si def seen kéem kattan ba lépp daal di mat sëkk ñu jàll ci li nga xam ne rek moo di l'As quotidien la montée en puissance de la marine nationale moom it fa la génne marine nationale bi jamono ji président Macky Sall daf leen di dooleel ndax nag am nañu seen école bu nga xam ne nii fa lañ leen di formé donc loolee dafay fi ne na kon ñu ngi ci jàpp bu baax a baax Dakar Times dafa ñëw ci li nga xam ne rek moo di tabaski ji
xat bi ak góorgóorlu yi. mais woo ni ñu koy faral di waxee. baali wala. waaw bii moom kenn xamul ndax baali la Yacine. wala xaru kurkur yi Casamance gàtt yooyu. pël. wala pël. waaw parce que am nay kurkur tam. xari kurkur. non kurkur jinax la. mooy ndaw yi noonu. pël. am ak pël. waaw moom la bopp bi baali am na mais nee nañ nag coow li nga xam ne ñëpp ñu ngi ragal ne kon sanction yi di jóge sanction yi CEDEAO yi te ñuy ragal ne kon ay xar du dugg donc xar yi moom dina dugg wax fa dëgg neex yàlla donc produit yi nga xam ne da ci duñ dugg xar bokk si donc xel mën na daal kon nag xar mën nañ ko importer dina ñëw fii ci réewum Sénégal kon bali dina dugg waaw Yacine. naam bali waaw. bali dina dugg. voilà ñu ñëw ci lii nag li ma si intéressé 24 heures. moo di produit yi nga xam ne sunu mbokki puune yi dañ koy jëfandikoo. metti na lool te naaj bi xam nga Sénégal dafa tàng alors seen bëgg-bëgg moo di ñu def ko gratuite ñu koy am ci nu mu gën a yombee. voilà ñoom bëgg nañu ko lool ndax nag metti na da ngeen di gis ci mbedd mi ñu si bëri bu ñu yalwaan loolu moo tax ñoom puune yi pour mën a am produit bi. donc seen bëgg-bëgg mooy ñu jàppale leen ngir nag loolee daal di nekk gratuite. ñu jàll ci yéenekaay bi di Le Témoin dafa ñëw ci ministre Alioune Sarr ministre bi ñu dénk wàllum tourisme ak transport aérien ndekete waa ji moom tuuti wax jëf lu bari mi ngi liggéey bu am solo Le Témoin def si interview bu mag nag nee na instant bi nag lépp lu nga xam ne position la bu président Macky Sall jël moo xam ci àdduna wërngal këpp réew Afrique yi en tant que président Macky Sall bu Sénégal waaye en tant que président de l'unité africaine ñoom ci boppam gis nañ ne mu ngi siy def ay jéega te ñu ngi ci ànd ak moom ñu ngi soutenir position yooyu moom Aliou Sarr yemu sa nee na fu mu nekk nii nag stabilité réew mi lépp ñëpp la war a doon Sénégal bu ñëpp la donc ku si nekk na war na mën a jàpp ngir réew mi wàllum stabilité bi dara bañ koo yëngal ooteeg guerre bi ooteeg fitna gi loolu warees naa mën a ñàkk ndax loolu bu fekkee stabilité am na moo tax nag wàllum tourisme bi di dox ñëpp bëgg fee ñëw fii ci réewum Sénégal te instant bi def nañu seen kéem kattan bu nga xam ne wàllum tourisme ñu ngi ciy liggéey wax na ci Moustapha Niass également nee na nag wax fa dëgg neex yàlla exemple la war a doon modèle ci génération bu bees bi gouvernement bi nag jàppale na li nga xam ne moom mooy acteur tourisme bi ak nag transport aérien ci 82 milliards ci phase bi nga xam ne dañu nekkoon ci ay jafe-jafe phase résilience bi ak Covid bi AIBD nag jafe-jafe yi mu nekkoon doon naa yëg ndimbal loolu ci gars yi na yem de agsiwul ci liggéeykat yi de voilà jëm ci AIBD nag AIBD nee na ñu ngi nekkoon ci ay jafe-jafe mais nag 95% si ay jafe-jafe yëpp mënees nañu wax ne saafara am na ca te nag dinañ door bu 16 juillet bi ñu dëgmal travaux yu centre de maintenance des avions moom mi nga xam ne kon instant bi ñu ngi def liggéey bu am solo ci wàllum tourisme ak transport aérien kon nag stabilité réew mi lu mu gën a stable discours yi lu mu gën a nooy kon nag acteurs touristiques yi nañ gën a gis seen bopp ndax nag gars yi dinañ mën di ñëw di dem xel dina mën di dal seen xel dina gën a mën a dal ci li nga xam ne moom mooy tourisme bi rawatina fii ci réewum Sénégal dafa am ci yéenekaay bi ma bëggoon tëjee Yacine bu ñëw ci liggéey bi nga xam ne président Macky Sall def na ko waaye nag li ko yàq yëpp fu mu nekk nii. tukkal la. président Macky Sall de noodu bi dafa def liggéey bu am solo nee na ñu énumérer ko ay liggéey yu nga xam ne def na ko mais nag li mu liggéey yëpp yàq na ko ndax lan saagakat yi nga xam ne ñoom la dooleel liggéey bu mu def yëpp nee nañu fu mu nekk nii. RTS bu mu doon def ab tour stade Abdoulaye Wade ba mu tabax palais des sports bu Diamniadio Dakar Arena TER pont bu Foundiougne autopont bu Cambérène volonté président Macky Sall ngir nag xeex wàllum ndóol gi xiif gi loolu yëpp tey ji nag la jël boole ci benn mbuus takk sànni ndax nag boo bëggee liggéey loolu ba pare di dooleel ay saagakat moo wax zéro yam yéenekaay bi direct news ñu nekkoon ak président sax war nañu ko wax ne ko bu la institution te daal la ngay simi sa kap gis nga non saagakat bi moo xam nga ne xamul lool moo tax Odia fa la ñëw saga cité saagakat yi saga cité saagakat yi la ko tuddee donc cité baa ngi nii ñi siy dëkk ñii ñëpp ay gros mots la ñuy wax cité bi nii boo doon xool ñi si nekk nii yëpp xoromkat yeex ñoom ñëpp politiciens yi nga xam ne ñoo fi dàq wax gros mots ñoo dëkk ci cité saagakat yi donc Odia foofu la dikk di message chef de quartier baa nekk na le chef de quartier baa ngi ne ca kaw soxna sa biir xam nga ñu ngi noonu de am na si ñoo xam ne ñu ngi assemblée nationale am na si ñoo xam ne responsable politique leen ñenn ñi ay influenceur saagakat yi mag daal ci réew mi
ñoo dëkk ci cité bi. Saga Cité. Sénégal jooy nañ Bruno Diatta. Sénégal jooy nañu. Bruno Diatta. waaw bëggoon ñu dugal la rek directement. ñu dugal ko directement. yàlla xam na ni yàlla xam na ni wallahi kii ngeen di wax ni coow li xaw ma nu mu tudd. bi ñu ko ci coow lii nii ñu ko dalee lak soo xam. daa mos a même dégg turam. laa koy xam. man mosuma sax dégg turam d'ailleurs ci saagakat yi sax man moom mënoon naa mucc ci man mosuma koo xam mosuma xam ni kooku ça existe. léegi nag ay viom sax daawul bëri nag alors ñu wax léegi ci wàllu apaisement wu politique ak woote gi nga xam ne kilifa diine yi Thiénaba ak Ndiassane def nañu ko nee nañu tempéré te xëpp glace rek ci discours yi ndax Sénégal dafa soxla stabilité muy wàllu jàmm régime maa ngi ci titre yi de ñu wax ba léegi ci décision bi nga xam ni gouverneur bu Dakar jël na ko ni waaye askan wi du ñu def manifestation le 17 juin bi ñu dëkkmal loolee nag Babacar Fall Gradec nee na gouverneur dafa juum ndax loola nekkul ci code électoral bi expert bi ci wàllu code électoral moom itam Jibril ñi ngi nii bu fekkente bi la mu sukkandiku ci wàllu loi nga xam ne médias yi dong lañ ko jagleel sax boobu leen loi dafa obsolète bu yàgg muy màgget na lu may loolee dinañu wax ci xibaaru sport di ci ànd ak Baye Mante Mboup yéen kay lañ koy ndax kee pekk Mantoulaye ci bu ndoy ni skis fram fàcc